asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen ak jàmm ci seen émission allo docteur comme ni ngeen ko déggee suñu invité tey muy Abdoulaye Guèye nag nekk coordonnateur bu réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale nekk it membre ci comité interministériel de lutte contre les drogues Abdoulaye Guèye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. ma bàyyi la nga présenté wu ak auditeurs yi wax leen yow yaay ñan ak ñi nga fi teewal ñoom ñooy ñan. d'abord ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci invitation bi di nuyu auditeurs yi nga xamante ne ñoo ñuy déglu yu Sud FM yëpp tey ñaan yàlla kenn lépp loo xamante ne wax nañ ko fii yàlla na doon loo xamante ne dafay njëriñ askan bi ñun ñi ngi nekk comme ni ngeen ko waxee rek coordonnateur du Reposam c'est le réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale maanaam association yi nga xam ne dañoo lëkkaloo di liggéey ci wàllum feebar mu xel. waaw nekk aussi membre comité interministériel de lutte contre les drogues fële ci ministère de l'intérieur. waaw Reposam ñoom ci fan la ñu nekk ñu ngi ci Dakar wala dañ leen wasaare ci Sénégal bi yépp. waaw Reposam ñun ñi ngi am suñu siège bi nekk mi ngi centre Jacques Chirac. waaye Reposam actuellement ñi ngi Ndakaaru ñi ngi fépp ci région yëpp ci Sénégal ndax xam nga association yi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum santé mentale à un moment donné dañoo xawoon a bari te comme mbirum santé mentale aussi day loo xamante ne dafa am solo te ñëpp war cee taxaw bi ñu demee ba nga xamante ne xool nañ ne dispersion bi arrangé wu ñu dem seeti division de la santé mentale ndax ne yàgg nañ cee liggéey waaye docteur Tine mi nga xamante ne moo yor actuellement division de la santé mentale ak équipe am bi mu ñëwee ñu toom waxtaan ci ak moom ne ko dañoo bëggoon a taxawal daal loo xamante ne réseau lay doon nga xamante ne dañuy yëkkateendoo dañuy àndandoo di yëkkateendoo di dóorandoo mu nangul ñu ko ci saasi daal di jóg ànd kook ñun di ñu accompagner di ñu orienter mook équipe am ba réseau bi mën a taxaw réseau bi actuellement am na 1 an waaye région boo dem Reposam am na fa commission boo xam ne ñoo ko fa taxawal dañu amoon nag yéene def formation des acteurs waroon koo tàmbali le 15 mars ba le passé waaye Covid bi daal di agsi bouleversé lépp ñu mujjee taxaw waaye nag xam nga loolu da koy jiitu loolu mooy jiitu ci liggéey bi ndax bu ñu àndee te bokk yéene bokk mébét. du tee aussi formation renforcement de capacité dafay baax ci lépp lu ñuy def ndax itamit bu ñu fàtte ne li ñuy liggéey ay nit la ñu koy liggéeyal. ñi nga xam ne ay ndaw ñu wéradi lañ ay doomu aadama lañ foog ñu xool naka lañ koy defee ak kañ lañ koy def ak fan lañ koy def loolu dafa am solo loolu mooy renforcement de capacité des acteurs te loolu dama ci insister bu baax a baax parce que nit lu muy liggéey lu nekk dafa war a xool naka la koy defee. loolu nag. ñu ngi koy tàmbali normalement fileeg mois de novembre bi incha allah dinañ redémarrer activités yi waaye fi mu ne nii daal ñu ngi ci rassembler davantage les acteurs communautaires à s'impliquer davantage notamment parce que yemuñu ci association yi rek mët nañ bi ñuy xoolee association yi nga xamante ne ñoo nekk ci santé mentale bi mët nañ une vingtaine. waaye ñi boole ci ay yeneen association yoo xam ne dañu nekk ci biir terrain bi ba pare efficace loolu moo tax ñu ne il faut ñu former leen ñoo xamante ne vraiment ils peuvent nous apporter quelque chose lu mel ni comme bàjjanu gox yi xam nga bàjjanu gox yi ñoom dañ leen a former sur la prévention la sensibilisation surtout en milieu santé donc may nuyu seen présidente bi Adja Fatou Diallo Defat Diallo mi nga xamante ne mooy seen présidente te bokk ci réseau bi aussi di nuyu aussi commission des imams du Sénégal bi nekk grande mosquée ñoom itamit wax dëgg yàlla bi ñu wootee fekk si nañ ñu ak ñëpp daal parce que bi ñu demee ci région yi aussi délégué de quartier dañ leen ci associé parce que mbir mi aussi approche communautaire la. il faudrait que ñu boole ci toute la communauté. waaw tey jii ban njëriñ moo am ci waxtaanee santé mentale ci jamono ji ñu toll. dañu nekk ci jamono ju doy kéemaan goo xamante ne fi mu ne nii mënatuñu permettre di gis ay nit di dox ci mbedd mi def léeg-léeg sax yaramu neen dañu nekk ci monde boo xam ne dañu ne monde bu civilisé la
te ñi nga xamante ne dañuy def yaramu neen boo xoolee ñu ci bari wala ñi nga xamante ne dañoo wéradim xel boo xoolee li ci bari suñu ay yaay lañu suñu ay papa lañu suñu ay nijaay suñu ay mbokk lañu daal dañoo bokk ci ñun doonoon nag ay nit amoon ay aspiration comme ñun te dafa jombut kenn ñu ne kon nañu fexe ñu jéem a apporter ay solutions ci errance surtout l'errance des malades mentaux errants. dafa xaw a nekk loo xamante ne dafa dem ba bëgg a banaal ci suñu vie quotidienne te muy lu doy waar gis nit muy dox ci mbedd mi di tëdd ci mbedd mi ak mbedd mi ni mu mel nga xamante ne toog nañ sax ci biir Covid 19 bi ba mu jógee ñu ne restez chez vous ñi ñëpp toog seen kër ñoom bu boobaa ñoom fan la ñuy nekk ñu nekk ci mbedd mi di taxawaalu te ñuy ay nit ñuy wax toujours ci rajo yi di wax ci télévision yi di wax fépp les droits humains waaye dafa mel ni ñoom kon amuñu ay droits te yàlla dafa fonk doomu aadama te da ko sargal kon ni nit ñi di waxee ne dañoo gëm yàlla nañu tàmbalee ci doomu aadama yi mënatuñoo comprendre que nit ñi nekk ci mbedd mi parce que li ci gën a garaaw mooy léeg-léeg dañuy nekk ay victimes parce que gis nañ ay soxna yoo xamante ne ñu tàggoog seen sago mais dañ leen di sàkku ñuy am ay doom difficilement dans des conditions inimaginables loolu mënut a continuer l'épisode de Djib Koré à Tamba est encore frais dans les mémoires des malades errants des malades mentaux errants ñu jàpp leen rey leen ba pare mutiler leen jël seeni awra dafa doy waar parce que adduna bi ñu toll nii kenn ku ci nekk ak li la yëkkati. waaye nag yal nañu yàlla dimbali ba li nga xamante ne dañu koy mëbët ñi mën koo àggali ci jàmm. samedi bi ñu weesu rek moom moo nekkoon journée mondiale de la santé mentale waaye jàngat bi ñu ci am wane na ne santé mentale nekkul rek mbirum feebaru xel maanaam koo xam ne xëy na dafa tàggoo ak sagom tey jii bu ñu dee définir santé mentale de façon générale ak ni ko OMS. xamle nan la ñu war a jàpp ci santé mentale. waaw santé mentale mooy étape boo xamante ne maanaam moment boo xamante ne nit ki dafay am dalub xel waaw nit ki dafay am dalub xelam di mën a produire di mën a liggéey di mën a jëriñ askanam di mën a jëriñ boppam loolu mooy santé mentale fondement bi. mooy maanaam wér ci xel nga xamante ne da ngay liggéey di def loo xamante ne daal dafay jëriñ sa askan dafa lay jëriñ te jëriñ sa askan. loolu mooy santé mentale. maintenant ñun dañuy liggéey pour la promotion de la santé mentale dañu bëgg loolu sax loolu wëy ndax Ndakaaru nag dafa bari yooyu am na ñoo xamante ne c'est des malades mentaux errants mais am na ñu bari ñoo xamante ne aussi ñu ngi ci biir kër yi ñu téye leen et difficilement lañ leen di téye. ndax nit koo xamante ne xamuloo kañ lay réagir mënuloo xam naka nga koy téye te fi mu ne nii jamono yi ñu toll tembe nii méttit goo xamante ne feebarum xel parce que maladie yi dafa famille dañoo sonn traitement bi dafa metti dafa cher te nit ñi dañuy essoufflé dañuy téye ci nit ñi léeg-léeg malade ci biir avec anxiété di maanaam ak jaaxle. ndax léeg-léeg nga téye malade boo xamante ne dafay am ay trouble yoo xamante ne dafay koy andi dafay am violence léeg-léeg nga téye malade boo xamante ne day violent dafay jékki-jékki am ay réaction yu day kéemaan yoo xamante ne mën na gaañ nit ci biir kër gi bu fekkente ne dafa am ay doom ay xale yu nekk ci biir kër gi am ay jigéen ci biir kër gi et cetera mais dafay naqaree tey ci biir. loolu moo tax léeg-léeg dañuy préférer bàyyi ko parce que duñ ko mën a yóbbu à l'hôpital parce que traitement bi dafa xaw a doy kéemaan dafa xaw a metti. mais ku wax santé mentale aussi wax trouble mental bu ñu weesoo côté aspect boobu noonu nga signalé léegi ci wàllu ñi nga xam ne ce sont ay malades mentaux lañu tey ji yenn trouble mental la ñu mën a jàpp ci bu ñu dee wax santé mentale en tout cas yan. feebar la ñu mën a considérer yoo xam ne mën na affecter la santé mentale ci nit ki balaa ñuy ubbi antenne bi ma fàttali auditeurs yi rekk ne mën nañu participer ci émission bi bu ñu wootee ci 33 825 18 30. bari na ay trouble mentaux yi bari na trop trouble yi bari na trop parce que boo xoolee fi mu ne nii lu ci nekk c'est multifactoriel lu ci nekk ak li koy andi ndax xam nga nous sommes dans un pays boo xamante ne dafa bari ay réalités
dafa bari ay réalité am na yoo xamante ne consommation de drogue da koy andi am na yoo xamante ne maanaam ci sa biir àdduna la lay dale mu doon loo xam ne xëj na ndogal la ci yow am na yoo xamante ne aussi dañ naa comme ñun dañoo nekk ci réew moo xamante ne yi tamit nous sommes des Africains ay Sénégalais la ñu am ay réalité am na si ñooñ dañ naan la ay rab la ay àndandoo la ak yooyu te loolu xam nga vraiment bokkul ci li nga xamante ne moom la médecine tëral waaye médecine li mu tëral daal mooy trouble yi nga xamante ne moo ci gën a bari waaye nag am na ci bopp dañ ko bëggoon a andi tuuti muy schizophrénie waaw te tamit maa ngi fàttaliku docteur Aïda Sylla bi muy wax ne la consommation de drogue ci moment wu adolescence maanaam boo gën a nekk ndaw ngay consommer drogue des joints à l'adolescence dafay andi schizophrénie muy maladie boo xamante ne dafa xaw a doy waar ndax traitement am dafa yàgg. schizophrénie moom mooy lan naka la ñuy xàmmee ne loolu la. waaw da ngay gis schizophrénie bu amee nit ki dafay commencer di replier wu sur ci moom di daw nit ñi di commencer di waxtu maanaam dafay def tout à fait le contraire de ses habitudes dafay recouvrir ci moom ci boppam dootul dugg ci nit ñi day am ay comportement yu bizarre. day wax yu doy kéemaan yoo xamante ne des fois dafay génn de l'ordinaire maanaam nit ki daal dafay soppeeku complètement feebar la boo xamante ne bu metti la boo xamante ne dafay yàgg te moom traitement moo gën a metti moo gën a yàgg traitement bu chronique la feebar bu chronique la. ci trouble mental. est-ce que jot ngeen am ay statistiques ci ñi nga xam ne ndaw yi nga xam ne schizophrénie dal na leen fii ci Sénégal wala Dakar wala ci benn région boo xam ne jot ngeen fa def étude auditeurs yi ma leen di fàttali ñu ngi suivre seen émission Allo Docteur tey ak Abdoulaye Gueye nekk coordonnateur réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale nekk membre comité interministériel de lutte contre les drogues tey ñuy waxtaanee mbirum santé mentale lépp lu laale ak wér-gu-yaram ci xel ak it yenn feebar yi ñu ciy gis comme schizophrénie wala stress dépression ak yooyu. léegi voilà li ma la doon laaj sànq mooy est-ce que jot ngeen def ay gëstu pour xam ndax am ñaata ndaw ñooy dund ak li nga wax sànq moo di schizophrénie waaw xam nga mooy li ma la waxoon sànq rek ñun ça fait presque 1 an bi nga xamante ne taxawal nañ réseau bi te insisté woon naa sur la formation des acteurs il faut ñu former acteurs yi pour ñu xam exactement lan la ñu war a def sur le terrain bu boobee la ñuy mën a am ay données yoo xamante ne yu ñu mën a sukkandiku pour mën ko fournir gouvernement bi fi mu ne am nañ ay commission yoo xamante ne installé nañ leen ci région yëpp am nañ fi ay commission yu fa taxaw mais li ñu xam ba xam ko mooy loolu avant sax création wu réseau bi am nañ près de 3000 à 4000 malades mentaux errants ci biir Sénégal 3000 à 4000 malades mentaux errants waxuma nag ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir kër yi kon gis nga ne mbir mi dafay gën a law te fi mu ne nii fii ñu toll tembe dafa jot nag ñu taxaw ci en termes de prise en charge surtout. waaw parce que da ngay gis léeg-léeg malade mental boo xamante ne dañu koy jëlee fii tey suba ñu gis ko ay ralaaw gannaaw suba ñu gis ko maanaam dañuy dox rek di dem mu doon lu xamante ne dafa doy waar ak itamit suñu porosité wu frontières yi aussi ndax moo am nañ benn situation boo xamante ne suñu correspondant monsieur Camara que je salue au passage te mu nekk Tamba mi ñu koy wax foofa day am ay nit yoo xamante ne ay Burkina Faso la ñuy jógee ay Mali ay Guinée Bissau et cetera et c'est des malades mentaux te loolu aussi war nañ cee xool naka lañ koy saafara. waaw est-ce que jot ngeen identifier causes yi nga xam ne en tout cas ñi nga xam ne ñu ngi leen di traité lan moo indi seen trouble mental ba jar ñu interner leen wala jar ñu daw société bi di dem kenn mënatu leen a maîtriser. waaw dafay bari comme ni ma la ko waxee sànq rek dafay bari xam nga aussi am na aujourd'hui li nga xamante ne aussi constaté nañ ko dëggantaan mooy la consommation de drogue doon na ci lu doy kee man la consommation de drogue au Sénégal ndax 2015 dañoo
l'Organisation des Nations Unies pour les crimes et drogues dafa invité woon le Sénégal à apporter une réponse face à la consommation de drogue fii ci Sénégal ndax booba gis nañ ne Sénégal surtout ci ndaw ñi consommation de drogue bi jéggi na dayoo looloo taxoon président de la République en 2015 mu instruire le comité interministériel ci biiru ministre de l'Intérieur pour ñu def une réponse rapidement avec le général Mokhtar Diop ci bi nga xam ne moo jiitee CILD ci lañ taxawal li nga xamante ne mooy charte bi nga xamante ne mooy saytu wàllum ni ñuy jàkkaarloo ak wàllum drogue. te loolee def nañ ko pendant une année au comité interministériel mu jur nag loo xamante ne fi mu ne nii ñu ngi ci application bi mais les moyens ne suivent pas, c'est très difficile. Vous savez, au Sénégal aussi li nga xamante ne moo ci nekk yëpp dafa bari parce que commencé woon nañ sur wàllum formation des acteurs ministères yi nga xamante ne yëpp dañ leen concerné ci biir comité interministériel parce que y a 19 ministères ak les organisations de la société civile dont Jamra, Centre Jacques Chirac, Radovis, Placodef, CNLS ak ANCS yooyu yëpp ak ONUDC ñoom ñëpp ci comité interministériel de lutte contre les drogues la ñu bokk waaye xam nga bi ñuy tënkee loolu ci lañ parvenir à un plan stratégique national de lutte contre les drogues au Sénégal. Plan bi nag bari na ay aspects yoo xamante ne jël nañ ko en compte te je pense que bu ñu ko appliquer Sénégal dina am vraiment une réponse par rapport à la consommation de drogue surtout en milieu jeune. Pourquoi en milieu jeune? Parce que il faut qu'on enlève les tabous au Sénégal. Il faut qu'on enlève les tabous parce que au comité interministériel am na ñaari semaine nationale de lutte contre les drogues yoo xamante ne yëpp dañ ne la toxicomanie en milieu scolaire moo doon thème bi. En milieu scolaire dinañ ci ñëwaat ñu jël auditeur bi ba pare asalaamaaleykum. asalaamaaleykum dafa mel ni rëcc na. allo oui asalaamaaleykum. sëñ bi ndax mën nga yokk sa kàddu tuuti rek. góor a jëng laa mais dama dégg faiblement laa la dégg na xam naa portable bi. góor a jëng bu laay woote. waaw nu tudd wala fooy woote. participé na ci émission bi rek. waaw muy émission bu xam ne yëpp moom bi moo ci gën a neex daal. te dama gis daal bu njëkk ci li mu wax ci maladie kii yooyu daal bu njëkk nga laajal ma ko bu njëkk rab lan ko daa wax nit ñi faj gauche ak droite dem mais léegi gis naa ci jeunesse beeg yooyu bari na ci façon boo xam ne ak ci biir kër yi est-ce que du drogue bi wala yi ñuy consommé wala yu mel noonu daal parce que léegi daal compliqué na trop day gis ñu ba yàgg sax mu soppeeku. mu daal bari na ci biir kër yi nag moo gën a bari léegi. laaj daal vraiment daal bu njëkk da ndax rab di faj di dem ak yooyu yëpp fantik ñu am muy xaw a tànn ñu booy ñaari waaye léegi daal affaire bi dafa débordé daal lan moo waral lool. est-ce que li ñu consommé wala lu mu doon. jërëjëf ci laaj bi am na solo ci kanam tuuti suñu invité dina ci indi ay tontu naam sax loolooy thème bi tey santé mentale ak drogue ñu jéem a xolaat beneen auditeur asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar. soxna Rosalie. waaw. allo oui. allo. waaw ñu ngi lay dégg. waaw soxna Rosalie na ngeen def. ñu ngi ci jàmm. waaw Mouhamed Thiam. ñu ngi lay ziar Mouhamed. di leen nuyu di leen gërëm jëm Sud FM l'ordre national des médecins ak Val d'Afrique. waaw di waxati yéen a ngi ci thème bu am importance. parce que bu ñu nee maladie mentale moom vraiment daw na yaram lu xew ci dëkk bi comme ni ko docteur waxee tamit gis nit ñi ci mbedd mi ñu mel ni ñu warul mel te ñëpp ci kër yi la ñu jógee. war nañu def effort pour téye leen ci kër bi état bi tamit dimbali nit ñi parce que malade boo gis ci mbedd mi rek ci kër la jógee comme nu mu amee droit de l'homme droit de la femme droit des enfants noonu la waroon amee droit des handicapés mentaux. noonu la waroon amee parce que war rafetul ñu nekk ci mbedd mi dëkk tubaab bi loolu am na fa mais doo leen gis ci mbedd mi du tax. loolu daal laa bëgg a ñaax état bi ñu ci parce que tamit dañ naan dof mais kan mooy dof
kan mooy def dañu amoon benn professeur français bu ñu doon wax si kii ba ñu jàng école mu ni vous savez y a des fous calmes et des fous furieux. Le fou furieux c'est le fou qui est dans la rue mais le fou calme c'est quelqu'un qui n'est pas utile à la société, quelqu'un qui est nuisible, un parasite. que loolu nag moo fees si kër yi yàlla taxaw daal macha allah. amiin jërëjëf. jërëjëf Mohamed Thiam donc 33 825 18 30 ñi bëgg a participer asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sama doom baay. Ndiaye front de terre. Ndiaye front. maa ngi lay ziar ziar bu baax. naka foofu. waaw ñu ngi sant. ñu ngi rafetlu jotaay bi ak docteur bi. jërëjëf. ñaanal yàlla barkeel. amiin. Marie Rosalie. gis nga li docteur bi wax mooy dëgg. affaire drogue ak affaire tux surtout man yamba bi xale yi mi ngi leen di ravagé. am na suñu benn doom 10 ans si ginnaaw wala 15 ans dafa daan tux ba famille yëpp découragé. waaw mais gars yi fan yee passé ci toppaat nañ ko yóbbu psychiatrie bu mbaaw. waaw gars yi bañ a découragé rek. ñuy jël ak garabam ak yooyu mais léegi commencé na amélioré seulement ngi ñëw. waaw maa ngi wax daal ku ci am malade wala xale boo xam ne tux na ci affaire. nga bañ jàpp naan ay rab la ak yooyu du rab yàmbaa bi la rek. waaw ñu topp di faj te fréquentation yi ñu mën fu mu doon gën a fréquenté. wala ñu koy seet kër ga yëpp ñu wàññi yooyu xale yi yàmbaa bi mu ngi leen ravagé bu baax a baax a baax a baax. docteur nag ñu ngi leen di ñaan ñuy gën a sensibiliser parents yeeg association yi ñuy ku ci affaire bi daaneel rek ñu bañ a découragé. yóbbu ci psychiatrie bi. bu soobee yàlla bu ñu ko defee rek dañ ci am résultat. loolu daal laa doon doon. jërëjëf di leen sant di leen gërëm. ñu ngi dellu sant. merci beaucoup Ndiaye front de terre 33 825 18 30 ñu jël keneen asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Marie na nga def. maa ngi sant. man la Abdou Sakor. Abdou ñu ngi lay ziar. man la Abdou Sakor Pikine. ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di baax di nuyu seen invité bu baax. ñu ngi lay fay. waaw waxtaan am na solo lool. man daal kii bi ma jaaxal dorog bi daal ni mu bëri ci réew mi daal damaa ragal damaa yaakaar ne lu tee état mu yokk dooleem daal ci xeex ko. ndax dafa yomb lool ci xale yi pour ñaar fukk nga am loo naan 500 nga am loo tox xanaa loolu état war na ko mën a xeex. état daal war na góorgóorlu ci dorog bi daal yomb na lool ci population bi yomb na lool ci population bi war na ko xeex daal. jërëjëf Abdou Sakor woote Pikine ci 33 825 18 30 boo amee yeneen auditeurs yoo xam ne tamit bëgg nañu intervenir ci thème bi ñu jokkook suñu invité may fàttali rek ne Abdoulaye Gueye moom du docteur dafa di nekk ci bopp ab réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale bokk ci comité interministériel de lutte contre la drogue di liggéey nag ak waa division santé mentale bu ministère de la santé. asalaamaaleykum. Marie Rosalie. Oui. Je voulais me taire. Bamba Sidi Mbaxane la Diop. Mais je ne puis le faire. Parce que Ablaye Gueye, bon déjà pour moi le nom est prédestiné. C'est un nom qui... Notre oncle s'appelait Ablaye Gueye. Et il n'est plus de ce monde. Ensuite, il a parlé surtout des folles, je les appelle comme ça, hein, Ablaye, qu'on engrosse impunément, que vraiment de chaud lapin, tapis dans l'ombre, la nuit, ils rasent les, je ne sais pas, les alentours des marchés, etc. pour dem tëdd jigéen ñooñu ëmbal leen ba pare daw. On a eu des cas à Kaolack, une personne qui a enceinté 3 fois une folle. Je l'appelle comme ça, hein, le terme est péjoratif, ça me rebute, mais je suis obligé de dire dof. À Tamba, il y avait aussi un cas. Tu as parlé du meurtre de Tamba. Alors, est-ce qu'il y a cette division, Bobo? C'est une division, hein, M. Gueye? Oui. Waaw, division santé mentale. Voilà. Est-ce que vous pouvez prévoir pour nous, vous faites mener une enquête assidue pour prendre ces hommes-là, ces chauds-lapins-là, lâches, hein? Je ne sais pas comment je vais les appeler, parce que quand je parle d'eux, ça m'a fait dire.
xaw ma noo dem di tëdd ak ñu mel noonu ñi am doom ngay daw encore pour jël leen récupérer ces femmes là pour les remettre maintenant dans le circuit. Deuxième question, est-ce que vous connaissez Ansoumana? Oui. Ablaye, xam nga Ansoumana? Oui, xam naa quoi. Moi, je ne le cache pas, hein. Je l'ai rencontré l'année dernière quand on faisait nos candidatures à la présidentielle à Ngor. Je ne vous le cache pas, je vais dire la vérité. Je le prenais pour un fou, mais il est loin d'être un fou. Il a parlé des 4000 fous qui circulent actuellement au Sénégal. Mais est-ce que yéen nga baal ma Ablaye. est-ce que xeebu leen Ansoumana li muy liggéey est-ce que xeebu leen ko? Parce que man su ma ko dégloo à chaque fois il se plaint. Les hôpitaux sont fermés et puis il a dit que un malade mental ne doit pas être interné dans un centre psychiatrique. Il l'a dit la semaine passée. Alors voilà les questions fondamentales. Ansoumana, moi je ne sais pas comment vous le prenez au niveau du ministère de la Santé et de l'action sociale. Est-ce que yéen di ngeen travailler avec ce garçon-là? Parce que moi je l'ai rencontré l'année dernière, mais il m'a ébloui. Vraiment man daf ma jox à réfléchir. Voilà en gros pour ne pas trop long ce que je voulais dire. jërëjëf merci beaucoup Bamba Diop dinañu indi suñu invité dina la tontu ci question yi tamit ak ci rapport bi ministère de la santé ak Ansoumana ñu fàttali ne les peut-être auditeurs yi ñu ngi laajte kan mooy Ansoumana mooy président association de soutien mooy des malades mentaux. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Ndeye Faye. waaw maa ngi tudd Djibril Sow dëkk Yëmbal benn baraag. macha allah seen émission bi am na solo. jërëjëf. waaye li ñuy wax naan droit de l'homme mooy droit yu bari yooyu noonu. ci mbirum drogue bi ñuy wax ak yàmbaay ak yu mel ni ñoom mais est-ce que man sama xalaat laa wax nag sama xalaat man la concerne est-ce que nekkul sensibilisation yi ñuy def nii est-ce que nekkul moo gën a yokk mbir mi. sama xalaat nag laa wax de ngeen baal ma. parce que dama gis ni sensibilisation bi chaque jour mi ngi am ñu siy dépassé ay millions pour di mën a sensibiliser nit ñi pour ñuy gën a mën a bàyyi xel di xam ne lii ñuy def baaxul mais dama jàpp ne état moo leen ci jàppale parce que bu fekkee baaxul yow tëjal yoon yoo xamante ne mooy tax du mën a dugg mais mënuma comprendre chaque jour ñu jël ay milliards di ko ci def ba pare chaque jour drogue baa ngi gën a bëri yamba gaa ngi gën a bëri. ba ci cigarette bi ñu gën a bëri. imagine toi tey ñu jël ay paquet de cigarette di ci dégerer ay cancer di sensibiliser nii naan ay lii moo ko waral boo tuxee nii la lay def ak nii ak nii ak nii ba pare te ñoom ñu ngi jël ay centaine de milliards di ko financer pour ñu am logo boobu noonu ci paquet de cigarette bi ba pare encore ñoom ñuy taxaw mënuñoo fexe ba baare cigarette mu am si dëkk bi. kon est-ce que nekkul état Sénégal day nax nit ñi. sama conscience tranquille loolu laa xalaat. parce que bu fekkente ne yaa ngi ne lii baaxul. na nga fexe na nga fermer loolu mais mënuma comprendre lii baaxul pare ngay jël ay centaine de milliards di ko def ci ay logo pour ñu xam ne lii boo ko doxee ni la def pare te mënoo def loolu te nga xam ne baaxul société bi man loolu jaaxal na ma trop maa ngi jégalu nag bu baax a baax. jërëjëf Djibril Sow bàyyi nañ ci xel dinañ ci indi ay tontu ci kanam tuuti 33 825 18 30 ñu jëlaat beneen auditeur asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar. maa ngi Roselyne Ndiaye. El Hadj Touré Yara. ok El Hadj. maa ngi nuyu docteur Ablaye Gueye. di nuyu waa Sud FM auditeur ak auditrice yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi lay fay di ziar bu baax tonton li ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndour. di ziar bu baax Adja Ndeye Khady Diop nomb naa ko trop. bon man lu ma doon seen thème bi am na solo man lu ma doon laaj docteur mooy rab léegi lu ko wuutu mooy drogue bi moo wuutu rab yi léegi képp ku taggoog sagoom drogue bi la parce que fii fu ma nekk nii am na ay xale yu ndaw yu tuuti drogue bi lañ doon drogue bi lañ doon consommer bu ñuy taggoog seen xel. loolu tamit encore responsable bon responsabilité partagée quoi parce que gouvernement bi am na ci part de responsabilité parents yi tamit am nañ ci part de responsabilité parce que am na loo xam ni parent nga gis sa doom di def naka su dul noonu nga bàyyi ko ci bu ma taggoog sax ba nga doog a nekk fii di ngaw di wax te yoo xamoon nga lu may def baaxul au lieu nga jàpp ci tereeku ko ngay waxtaan ak moom déedéet ngay bàyyi ko ci lu ma nekk bu taggoog xelam
loolu tamit encore jëmaliwul réew kanam nañu waxante dégg rek parce que yéen tamit encore yéen a ngi def seen devoir mais encore parents yi war nañ def seen devoir nag parce que man dama gis fii nii négligence am na ci. négligence bu bëri am na ci wax dëgg yàlla nag maa ngi sant bu baax waa ci defee ma vraiment li ñuy def ci réew mi am na solo lool asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf El Hadj Touré kon nag dañuy yemale fii woote gi xëy na dinañ ko ibbiwaat ci kanam su ko defee suñu invité Abdoulaye Gueye may fàttali rek ne du docteur dafay liggéey xëy na ak docteur yi nekk ministère de la santé ci lépp li nga xam ne mooy promotion de la santé mentale bokk it ci comité interministériel de lutte contre les drogues. Abdoulaye kii njëkk a woote moom mu ngi doon wax ne jeunesse bi dafa sóobu trop ci drogue te ci ñi nga xam ne nag drogue bi moo leen dofloo ci kër yi la ñu gën a bëri dafa mel ni ñoom ñoo nekk ci kër yi mu bëggoon xam lan la ndax njott na ne drogue bi la mais est-ce que drogue bi la walla dafa am beneen cause bi tax ndaw yi di tàggatoog seen sago ci jamono ji te ñu gis ne am na ñu ne ci kër yi waaye tamit am na ñoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi am melokaanu naka su dul noonu. waaw merci beaucoup lu ci ëpp drogue bi la. parce que da ngeen am ay statistiques. mais bien sûr am nañu ay gëstu yoo xamante ne ñu ngi koy def ba léegi ñu ngi ci waaye gis nañ ne li ëpp ci drogue li ëpp ci xale yi nga xam ne dañuy tàggoog seen sago drogue bi def ci am wàll wu am importance. te gis nga Sénégal fi ñu toll nii tembe il faudrait que nit ñi commencé di xoolante ci biiri bët di waxante dëgg te yàlla rek tax Sénégal dafa bari ay tabbu ay sama doom du génn mel ni samay nawle di ko gis walla sama doom du ma ko génn nii yooyu mooy war a jeex ci Sénégal gis nga dafa am loo xamante ne dañ ko yaakaaroon avant mbirum drogue ñëpp dañ jàppoon ne mbirum délinquance la du mbirum délinquance OMS ak Organisation des Nations Unies bi ñuy lëkkaloo góor nañ ne fi mu ne nii mbirum drogue dans le monde entier on a changé de fusil d'épaule maanaam gis-gis bi dañ ko soppi. maanaam du mbirum délinquance. maanaam mbirum santé publique la. mbirum feebar la. léeg-léeg damay dégg ku naan kii dafa ñàkk jom kii ak li ñuy def ci moom ba léegi mënul bàyyi yàmba c'est parce que xamuñu ne drogue dafay substance boo xamante ne bu xasee bu dugg ci yaramu doomu adama dafay soppi ni yaram boobu di doxee te lu ñu soppi rek mu am beneen anam bu mu andi ba pare nag créer li ñuy wax la dépendance. addiction day dem ba nga xamante ne day créer addiction mooy loo xamante ne bu demee ci sa yaram ba dugg ci sa deret ba bokk ci yow moom moo lay yebal. da ngay gis ñoo xamante ne léeg-léeg moo leen yebal ñiy sàcc. da ngay dem ba nga xamante ne ci biir kër yi lay tàmbalee ñu commencé di jëlantu après ñu commencé di génn ci biir bu ñu gisul tul ci biir kër gi parce que ñëpp ngi dañ seen bagage ñu génn di ko def ci biti ba ñuy dem prison ba ñuy génn et dafa doy waar il faut que nit ñi xamante ne ñu koy def duñu ay délinquants mais ay ñu feebar lañu. te gis nga fi mu ne nii maa ngi lay wax sànq ne la le plan stratégique national bi nga xamante ne CILD concocté woon na ko ci biir plan stratégique national boobu. ñu ngi ci dugal ne dañ ci def ne par exemple képp koo xamante ne même yaa ngi consommer drogue dafay am injonction thérapeutique parce que on ne peut plus continuer à incarcérer les petits drogués primaires. mën nga ko wax ci wolof. maanaam mënuñoo continuer di jël xale yu ndaw yi nga xamante ne dañuy doog a tàmbali di consommer drogue ñi di leen def ci kaso. rek baleen fa. lan lañ ci war a yokk. dañ leen di yóbbu ci biir ay hôpitaux. faj leen parce que ku feebar dañu koy faj duñ ko emprisonné. ba tax na Sénégal comprendre na politique boobu ba nga xamante ne ci biir plan stratégique national bi commencé nañ léegi à l'université de Dakar ñiy andi li nga xamante ne mooy diplôme universitaire boo xam ne bu additologie parce que Sénégal amuloon ay additologue te mbirum drogue affaire additologie la comme mi ngi mel ni li nga naan gynécologie naan yeneen pathologie yi gis nga ni lu ci nekk ni nga amee ku koy faj boo feebaru bët nga dem ci ophtalmologue boo feebar tu vois donc noonu la aussi mbirum drogue dañ ko yéex a nag comprendre waaye actuellement comprendre nañ ko parce que boo demee à l'université ci biir faculté de médecine léegi
def nañ ci diplôme universitaire boo xamante ne nit ki day génn doon addictologue mën di faj ñi nga xamante ne drogue moo leen jàpp. léegi loolu am na Sénégal te amu fi woon. donc nit ñi dañoo changer léegi fusil d'épaule léegi on la réduction de l'offre est là et restera là avec les forces de défense et de sécurité ñi nga xamante ne mooy alkaati yi yeeg policiers yeeg gendarme yeeg affaire yooyu ñoom ñëpp ñi ngi ci la réduction de l'offre maanaam l'application de la loi. soo ko yoree wala nga koy jaay wala nga koy tëj am na lu loi bi définir ci yow. loolu force de défense et de sécurité ñu ngi koy doxal. dañ koy def waaye ñun actuellement ni ñi nga xamante ne ay organisation la ñuy yëngu ci yooyu dañuy fexe dem ci nit ñi nga xamante ne ñoo ko war a ñoom la affaire bi war a dal parce que dañ ne mbirum drogue ak nit c'est le rendez-vous d'un produit et un homme à un lieu T. dañuy dem ci fi nga xamante ne foo la xale yi mën a consommer drogue ñuy waxtaan ak ñoom parce que am na ci ñu bari ñoo xamante ne dañ cee daanu am na ci ñoo xam ne dañ cee daanu dañuy ñëw ci benn environnement fekk ñëpp di tox ñu ne bu ma toxul damay nekk seer. xale yu ndaw loolu moo leen yóbbu dem ci soirée fekk ñëpp di kii nga ne man kat bu ma toxul wala bu ma laalul damay nekk seer te man bëgguma nekk yambar. nga daal di ciy laal te xamuloo ne bés boo laalee dootoo jóg ci laal. am na ñoo xam ne dañ leen ciy bëmëx am na ñoo xamante ne inconsciemment lañ leen di drogué loolu day am léegi ci biir boîte de nuit yi ak ngay ànd ak koo xamante ne wu yéene wala jàmm te yooyu dafay am yooyu day am donc am na ñoo xam ne aussi curiosité moo leen ciy dugal affaire bi lan la nii dama bëgg a ñam après ma bàyyi te xamuñu ne boo xasee ba ñam dootoo bàyyi. lan moo tax lan mooy waral loolu ñi nga xam ne dañuy ñam wala dañ kumpa wala ñu drogué la sa yaram di ko laajaat lan moo ko waral. waaw xam nga mooy li ma la wax rek soppi gi muy soppi fonctionnement wu yaram parce que yaramu doomu adama dafa am na muy doxee. parce que drogue fa muy féete ci doomu adama la fa muy dem dafay dem ci li ñuy wax système nerveux central te système nerveux central mooy tax doomu adama di xool di discerner di xool di mesurer naan fii ak fii. di ràññee waaw di ràññee di xool ne fii ak fii kat 1 mètre moo ci xanaa xamoo ne en un moment donné même accident de la route yu bëree bëri gars yi dañu doon wax naan nag li nga xamante ne dañu koy jëfandikoo ci tali bi moo tax. parce que da ngay gis oto yaakaar ne oto bi def na 5 mètres ak yow. fekk oto bi egsi na sa kaw. dans les établissements scolaires maa ngi ci doon wax sànq parce que c'est une réalité actuellement. bu ñu demee ba nga xamante ne fa ñu yaakaar ne fa la suñu ay doom di mucce. di sàkkoo xam-xam. fa ñuy mucce. fa nga xamante ne fa la ñuy doonee ay nit. fa la ñuy ñu jëriñ seen réew fa la ñuy ñaan suñu ñoom ñi gën ñu fa. ñu dem bu mun a jëriñ seen réew doon suñu fierté gaa ñi ñu ngi leen fay fekk waaye nag aussi mooy li ma waxoon sànq rek il faudrait que ñu bàyyi tabu yi nañu génne tabu yi. tey waxtaan ak suñu biir di waxtaan ak suñuy doom. parce que tey jii man dem naa ci benn béréb boo xamante ne école la gars yi il ne recule devant rien gis nga c'est un commerce tellement lucratif. ci école yi. waaw ci fépp la ñuy def. te parents yëguñu. non parents yi duñ ko mën a njort parents yi mënuñu ko sax njort parce que des fois sa doom da nga koy dañuy exposer ci fu ci nekk. fépp foo xamante ne ñu nga fa rek gars yi ñi nga fa waaw les trafiquants ne lésinent devant aucun moyen ñi ngi fu ñu xam ne fu ñu fa demee dañ ko jaay rek nañ fa dem léegi nag ñun lii suñu wàll mooy ñu fexe ñu prévenir sensibiliser les populations surtout les jeunes xamal leen que kat que lii lay def ci yaram lii lay def te boo ko xasee bu dugg jeex na ci yow am na si ñu bari ñoo xamante ne comprendre ñu te gis nga. La meilleure façon de prévenir c'est de communiquer bu ñu xool ne kii xale la gis nga nit ñi li ñu war a xam actuellement au Sénégal xale bi nga xamante ne moo nekkoon dans les années 70 80 dootul xale bu 2020 xale bu 2020 xale yi internet la loo ko waxul xam na ko nañuy waxtaan ak suñu doom yi. di leen wax ne leen que lii mooy drogue nii lay def. di leen won ñoo xamante ne drogue yàq na seen àdduna di leen won ñoo xamante ne drogue yàq na seen i aspiration da ngay gis léeg-léeg benn xale à l'université ñu ne la kii moo dàqoon jàng et puis boo goos la woon dugg na fii génn na fii nga gis ko léegi mu nekk benn sagaru nit na ma yàlla baal ci ma maa ngi jégalu ci kaddu yi benn sagaru nit boo xamante ne bu jéggee sam ndox sa doo ko naan
loolu li koy andi mooy utilisation de drogue. te fi mu ne nii bari na ñu bari ñoo xamante ne actuellement ni loolu moo leen di tàggoog seen sago moo tax nag Reposam jóg pour gën a sensibiliser population yi. ñu ñëw ci inquiétude Mohamed Thiam woote Malicounda moom ci malades mentaux errants yi nee na dañoo bëri lool te koo ci gis ci kër la jógee ñoom yan droit la ñu am et puis kan lañu war a jàppee dof parce que ci suñu kàllaama xamuñu malade mental xamuñu ku am trouble mental dof la ñu xam dof la ñuy wax donc dof bi kan la war a nekk mais surtout malades mentaux errants yi ñoom tey jii lan la ministère de la santé di def ci ñoom pour que droit boobu ñu am à une vie décente bien que dañu feebar ñu mën ci jot. waaw xam nga malades mentaux errants yi moom dañu bari boo xamante ne doy na waar. Ministère de la santé mi ngi ciy def avec la division de la santé mentale encore une fois may saluer le docteur Jean-Augustin Thiegane Tine moom mi nga xam ne moo jiite division de la santé mentale di aussi remercier membres yi nga xam ne membre association yi nekk ci Reposam yépp ñi ngi ciy def nag lu parce que xam nga nit moom dafa xaw a matadi saa yu nit ñàkkee sagom rek dañuy yaakaar ne pare na jeexal na loolu moo war a jeex ci mentalité bi moo war a changer il faut que nit ñi xoolaat encore seen bopp xool ne et puis def la différence entre ki nga xamante ne malade mental la ak ki nga xam ne SDF la ak ki nga xam ne mendiant la au Sénégal c'est très important malades mentaux yi bari nañ parce que les familles sont essoufflées médicaments yi dafa cher te nit ñi comme sànq ni ma ko waxee rek léeg-léeg di nga yor malade mental doo ko bëgg a bàyyi waaye doo am choix parce que da nga koy yor ci biir kër gi. mu nekk une menace pour la famille. moo ëpp la doole. te bu génnee ci biti nekk victime dafay xaw a doy waar. donc ñi ngi ñaan comme niñ ko defee ci journée mondiale de la santé mentale bi ñuy def bërki démb samedi. ñi ñaan le gouvernement ñi inscrire tous les malades mentaux dans la carte d'égalité des chances bu couverture maladie universelle. comme dañ ne pour handicapés yi la te ñoom itam wax dëgg yàlla kenn mënu leen a génne ci handicapés yi ñi jéem leen a inscrire ca loola bu ko defee bu ñu jëlmee la prise en charge day gën a woyof ndax léeg-léeg nga jël malade mental jëlee ko ci mbedd mi yóbbu ko ci structure de prise en charge boo eggee dañ lay jëndaloo ticket dañ lay fayloo et tout ça te dafay metti léeg-léeg yow sa yéene rek ngay am mais ça ne veut pas dire que léeg-léeg di nga am loo ko mën a fayalee pour ñi téye ko wala dara te léeg-léeg nga gis malade mental boo xamante ne normalement pathologie bi nga xamante ne mooy tax nga andi ko du doon sa condition de malade mental mais day gaañu wala mu feebar wala quelque chose comme ça waaye nag moom li mu wax am na solo c'est plus une contribution qu'une question. waaw ba tey ci contribution boobu est-ce que tamit waru leen def stratégie de sorte que peut-être dina métti ndax identifier ab malade mental ku tàggatoog sagom pour xam fan la ay mbokkam dëkk ak yooyu pour ñu mën leen ci impliquer expliquer leen ne buñ ci jàppee xëy na li ñu namoon ci kooku mën nañ ko am. waaw fi mu ne nii ñi ngi def politique de recasement dañu bëgg am ay sites de recasement avec Reposam ñi ngi am benn politique boo xamante ni ñi ngi ci wax nañ ci ak division de la santé mentale ñu ngi koy mettre au point parce que am nañ suñu benn mbokk boo xamante ne association de socialisation et de recasement des malades mentaux bi nekk Rufisque ñoom dañu am site boo xamante ne préfet bi moo leen ci jàppale. moo leen ci jàppale ñu Mohamed Daf mais. ñoom dañuy dajale les malades mentaux dem nañ ba nga xamante ne malades mentaux yi ba bu ñu génnee doxantu après ngoon gi di foofu la ñuy ñëw bu ñu bëggee sangu foofu la ñuy ñëw bu ñu bëggee lekk foofu la ñuy ñëw et cetera xam nga moyens yi dafa suivre gul moo tax ñuy wax ñuy woo vraiment le ministre de la santé mu gën a dooleel. la division de la santé mentale parce que moom am na yéene yi vraiment taxawu association yi à travers le réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale nañu dimbali bu ko defee ñi mën a dimbali ñooña parce que gis nga loolee ñi def noonu am na benn préfet boo xamante ne moo nekk ci gannaaw association boobu jàppale ko mais ñëpp amuñu boobu vision léegi nag li ñu bëgg mooy loolu ñu institutionnaliser ko ci région yëpp ñi am ay sites de recasement pour malades mentaux
bu ko defee médecins yi au lieu nit ñi di jóg di jël malade mental bi di ko yóbbu ci ay structure non médecins yi ñooy ñëw seet malade mentaux yi seet leen parce que tamit foofu lañ toll nit ku tàggoog sagoom dañ ko war a taxawu te foofu lañ toll nag ci 21e siècle bi yaakaar naa. waaw ñu ñëw ci contribution Ndiaye Front de Terre moom aussi ci mbirum drogue bi ak yamba bi la doon wax ne dañu war a xoolaat fréquentation bi ndax xale yu bëri àndandoo bu bon moo leen ci dugal te dafa bëri lool ci suñu réew ci diwaan yépp nag amul xaaj ak seen fépp foo dem da ngay gis ay xeetu ndaw yoo xam ne ñu ngi ci wàllu prise en charge xale yooyu nga xam ne dem nañu ba identifier que ne laale nañu ak yamba bi drogue bi te mënatuñu bàyyi te tamit xëy na seen waa kër xamuñu ko wala ñuy indi hôpital yaakaar ne feebaru liggéey la dañ leen liggéey wala beneen feebar la prise en charge bi nan lay demee. waaw xam nga prise en charge bi aussi man maa ngi ci doon waxtaan sànq ci wàllum bi may wax wàllum addictologie. il est important que nit ñi xamante ne psychiatrie am na ci les psychiatres am nañ ci wàll wu rëy mais mbirum addictologie la te ñi ngi ciy def ay jéego actuellement ne Sénégal ñi ngi former ay addictologues. boo demee par exemple Fann. ñun am nañ benn expérience boo xamante ne dañ ko taxawal au Sénégal et c'est une expérience boo xamante ne ñu ngi koy recopier à travers l'Afrique en Côte d'Ivoire ñun bi ñu gisee ñi def ko Sénégal mu am réussite Sénégal daf cee daal di Côte d'Ivoire daf ci daal di defar ñaar muy CEPIAT bi nga xamante ne docteur Idrissa Ba moo ko yor nekk fii hôpital Fann c'est le centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar loolu amu fi woon te yaakaaroon nañ ne buñ ko defee du bari sax ay patients waaye dafa jéggi dayoo nit ñi dem nañ ba avec la prise de méthadone nit ñi dem nañ ba nga xamante ne léegi ñi ngi gis seen bopp ñi ngi dem bu ñi ngi wér ñi ngi dem ba ñi ngi xalaat sax takk jabar te avant nekkuñ ci woon. man gisoon naa ñoo xamante ne avant vraiment ci tënk demoon nañ bay fanaan ci ay àll demoon nañ bay fanaan ci ay booru géej di fanaan ci ay abri de bus tey jii avec le programme méthadone bu CEPIAT dem nañ ba nga xamante ne aujourd'hui am nañu soxna ñu ngi commencé di liggéey ñu ngi commencé def ay conférences di liggéey et je pense que ça c'est un résultat vraiment patent. affaire drogue nag il faut que nit ñi xamante ne maanaam fépp ay bax fi mu ne nii àdduna bi ci boppam moo am problème bu rëy ci wàllum drogue boo demee aux États-Unis boo dem foo dem ma nga fa te yi tamit le feu couvre partout maanaam fépp ay tàkkandoo loolu moo tax OMS ak organisation des Nations Unies pour les crimes de drogue ñu ne nañu changer fusil d'épaule au lieu ñu nekk di xeex ak ñu ko fiy jaay wala ñu ko fiy andi nañ dem ci ñi nga xamante ne ñoo koy consommer ñi sensibiliser leen waxtaan ak ñoom ba nga xamante ne tey jii xale bi dañ ko war a andi ba nga xamante ne bu jàkkaarloo ak drogue wala ku koy jaay quel que soit lu mu ko mën a naxee danaan ko duma ko def parce que waxoon nañ ma ko. mais sensibiliser maanaam ñi nga xam ne jotuñu ko laal parce que ku dem ba laal ko ba pare njott naa ne amul loo koy wax ci bàyyil drogue bàyyil yamba ba mu dégg. ndax commencé na liggéey ci yaramam. waaw moo tax ñu war koo yóbbu ci addictologue yi pour ñu jàppale ko. parce que itamit am na ay médicaments yoo xamante ne moom bu ñëwee d'abord am na ay perfusion am na ay médicaments yoo xamante ne buñ ko jàppee parce que dafay am moment boo xamante ne mooy moment de sevrage il faut loolu génn ci yaramam. te loolu gis nga fi mu ne nii affaire bi ñun liggéey bi nga xamante ne dañu koy liggéey ci wàllum addictologie li nga xamante ne moom le comité interministériel de lutte contre les drogues bëgg a def te reposam bu ko reproduire ci région yëpp région Sénégal yëpp mooy fexe ba ñu ko laalagul duñu ko laal ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir ñu fexe ba jox leen loxo ba ñu mën cee génn. ñi nga xamante ne génn nañ ci ñi seet naka la ñuy def ba dootuñ ci dellu siwaat te loolu mooy accompagnement psychosocial bi nga xamante ne après dafay suivre après la thérapie médicinale. waaw Djibril Sow woote Yëmbal moom ba tey ci loolu lay wax sensibilisation bi xalaatam rek la wax nag préciser na ko nee na est-ce que du sensibilisation bi ñu ciy def di naxanteeg ñoom du loolu mooy aggraver usage yu drogue bi ak tamit di nga ko waxee sànq changer fusil d'épaule que ki nga xam ne l'utilisateur de drogue moom place am nekkul kaso ba place am hôpital la nekk est-ce que ñoom ñi nga xam ne ñu ngi koy utiliser ils sont conscients de ça moom daal li mu jàpp moo di dafa mel ni état daal nekkul di def liggéey bi mu war a def parce que liñ ciy wax yëpp di rafetal sensibilisation bi xëy na mooy gën a xam nit ñi ci biir parce que ku ko def
te ci ne sama bopp de toute façon kenn du ma yóbbu kaso dañ may faji xëy na kooku du randu. waaw mais nag waaw mais balaa ngay tontu rek nga may ma bàyyi waa service commercial ñu jàllale seen page publicitaire quelques secondes dellu si. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. waa kay ñu koy jaajëfal Val d'Afrique ak it ordre des médecins du Sénégal ñu ñëwaat ba tey ci inquiétude Djibril Sow ci li nga xam ne mooy sensibilisation bi ak moom ni mu ko gisee. waaw moom xam nga ku ne man lii mooy sama xalaat kenn mënu ci dara moom ni mu xalaat rek la waxee waaye nag fi mu ne nii mbir mi bu ñu sensibiliser wul bu ñu prévenirul musiba am kon musiba am parce que bu njëkk ba kenn daawul prévenir nit ñi dañ daan def ci biir kër yi ñi di ko nëbb dañ ko daan nëbb xam nga bu njëkk ba da nga daan xam nga lu tax mbir mi day jéggi dayoo actuellement nii parce que bu njëkk ba da nga daan romb ci koñ mu di la xeeñ nga naan lii fu muy xeeñee mais léegi da ngay romb ci koñ gis rakku diw ak magu diw ak nijaayi diw ñëpp taxaw non seulement ñu koy consommer ci biir koñ bi ñu dëkk mais di ko trafiquer en plus donc problème bi dafa dem ba li ci gën a grave mooy dafa commencer di banal ci suñu dañu koy xam mais duñu yëngal waaw daal dafay mel ni lu normal dafa commencer mel ni lu normal te man je me dis toujours que ñun dañu am malchance en Afrique de l'Ouest parce que drogue bi nga xamante ne moom lañ gën a consommer muy cannabis dafa bokk ci perturbateur du système nerveux central parce que drogue ci ñetti anam lay réagir dafa am ay stimulants dafa am ay dépresseurs du système am yoo xamante ne c'est des perturbateurs du système nerveux central malheureusement le cannabis bi nga xamante ne moom lañ gën a gis c'est des perturbateurs du système nerveux central gis nañ fi ay réactions yu bari yoo xamante ne cannabis moo ko andi ñaari extrême laa waxal yoo xamante ne daf lay wan ne la que fan la drogue mën a jéye ji drogue mën a def ci doomu aadama xam nga am jamono yële passé les faits divers wanoon nañu ne am na benn xale boo xamante ne mi ngi dëkkoon Diamaguène Sicap Mbao nekkoon pensionnaire Soppi Jikko une association dirigée par suma benn collègue boo xamante ne mi ngi ci coalition communautaire antidrogue bu Birane Anta Seye xale boobu da doon consommer drogue dafa rey baayam te baayam ilimaan la woon mu rey ko de sang-froid 48 heures après biñ ko nee yow dañ ko woo ne ko est-ce que yow xam nga li nga def lan moo la fi andi mi ne déedéet ñi ne ko sa papa nga rey il a voulu se suicider parce que au moment de le faire c'était pas lui. ànduloon ak sagoom non dootul dafa nekkul woon sax bay ànd ak sagoom. dafa nekkatul woon parce que son système nerveux central était complètement dérangé. était complètement bouleversé. léegi nag am na ci keneen koo xamante ne waajuram wu jigéen la fekk moom à Thiès mu génn dem ak ay copains di tux di def ay kii ba guddi mu ñëw ci fajar gi fekk waajuram Thiès xam nga ni muy tàngee rek waajuram tëdd nii ci biti di féexlu far nelaw mu ñëw xoj ko yaay ji di yuuxu ba mu mujjee ko sàkku en prison il a voulu se suicider nit ñi nañ leen wax fan la leen drogue mën a yóbbu ci ñaawteef. parce que je pense que loolu aussi dafa bokk ci sensibilisation bi. mais sensibilisation bi comme ni ko Djibril Sow waxee je suis d'avis ñun ñi sentiruñ ko parce que gis nañ ne lu bari ci lu ñuy sensibiliser c'est ci réseaux sociaux yi la wala ci télé. ñuy wane ay image pas bàyyi leen drogue baaxul mais di wane comme exemple yi nga fi cité que ki drogué wu mën na xëy faat benn waajuram ak loolu wala sensibilisation bi nga fi expliqué aussi mooy dem ci point de rendez-vous bi entre le produit et le consommateur wax ak ñoom mais ki nga xam ne c'est un potentiel en tout cas buñ ko encadré wul mën na nekk un potentiel consommateur kooku est-ce que il est sensibilisé ki toog këram xamul luy drogue xamul kuy tux drogue. est-ce que sensibiliser nañ ko ba heure bu dajee kuy tux drogue dina ne lii de gisoon naa ne su ma ci duggee dina ma indil lii donc sentiruñu loolu aussi nii ci côté ministère de la santé nii ci côté ministère de l'intérieur donc. waaw xam nga fi mu ne nii moom àddina dafa mel ni comme télévision yow fi la neex rek ngay zappé loo bëgg a jàng rek di nga ko jàng parce que xam nga dañuy faral di wax ne comme dañuy wax olof. Dans la vie
ce qui est important mooy du xam lépp mais na nga xam lépp foo koy fekk am na ñoo xamante ne dañuy gëstu drogue dañ koy gëstu dañ koy xool am na man damay dem léeg-léeg ay conférence nii ma waxtaan ba pare je donne toujours mon numéro de téléphone mais am na ñoo xamante ne ils savaient pas que drogue dafay yàq ngóora automatiquement quand je donne mon numéro de téléphone balaa maa egg suma kër lu mat 50 personnes dañ ma woo ku ci nekk naan ma grand man dama bëgg a bàyyi ku ci nekk naan ay soxna ay jigéen ñi actuellement nii ñoo gën a sori ci wàllum drogue te am na ci loo xamante ne boo ko waxtaanee moo ñoom danañ bàyyi. parce que dañu naan la man dama bëgg a bàyyi léegi wax ma naka laay def ba bàyyi. parce que ñoom xam nañ ne mënuñoo bàyyil seen bopp. balaa ñuy ñëw ci question yi nga xam ne moom la Bamba Diop posé ñi ngeen di rencontrer di xam ne ñoom dañu nekk di bon en fait tux nañu drogue ba ñu ngi leen di traité wala yéen a ngi def tout pour récupérer leen est-ce que xam ngeen lan moo tax ñu dugg ci est-ce que y a eu des exemples yoo xam ne wax nañ leen man de lii moo ma ci dugal xëy na problème bi la woon parce que xamuñu daal lan moo leen ci dugal daal ñu xëy rek dem drogue bi fekk siwu leen comme ni ñuy wax coronavirus bi fekk siwu la ñun ñoo dem fekk ji ko drogue bi nu muy def ba daje ak nit ñi. oui mais xam nga drogue moom comme fléau la nu nekk lay ñëwee mooy li ma leen wax sànq rek dafa am ñoo xamante ne dañuy faqastalu dugg ci biir am ñoo xam ne dañ leen di bëmax am ñoo xam ne par curiosité am ñoo xam ne par vice et cetera am ñoo xamante ne vraiment boo toogee ak ñoom si doon bopp dañ lay wax ne la que man sax xawma lan moom ma ci dugal mais derrière chaque consommateur de drogue il y a toute une histoire am na ñoo xamante ne naqar moo leen ci dugal. pour noyer leur chagrin dañ naan par exemple naqar bi ma am kat peut-être que bu ma naanee wala bu ma toxee dinaa évadé wu benn moment dootuma ko xalaat. mais ce qu'il oublie toujours mooy boo évadé woo ba pare boo jëlee ba pare boo dellusee naqar bi dafay nekkaat. naqar bi dafay nekkaat te léegi mieux vaut yow nga jàkkaarloog naqar bi jëm koo muñ wala nga jàkkaarloog difficulté bi jëm koo faj moo gën nga koy jéem a noyer parce que mënuloo ko noyer te yooyu aussi c'est très important que les gens le sachent. waaw bari na nag loo xamante ne mooy dugal nit ci loolu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci nga xam ne gis nañu ne daal jeunes yi la gën a laal est-ce que tamit du ñàkk liggéey oisiveté bi ñàkk toog ñàkk jàpp ci dara ak tamit gis ne ñu ngi xaar ci yow dara mënoo ko tout ça là. est-ce que loolu tam ñu ngi koy jël en charge. loolu tamit lu wér la. parce que waaw chômage bi et tout ça loolu yëpp dëgg la ñu ngi naan loolu la waaye man xam nga man des fois damay def samay propre analyse damay gis ay doomu borom alal yoo xamante ne lu ñu bëgg am ko. te ñu ngi drogué wu. dëgg la ñu ngi ci avion yi ñu ngi am ay kër yu mag am ay oto doon ay directeur société et tout ça ba pare di drogué wu. mais ça ne veut pas dire que ñu ngi ci am nañu santé mentale maanaam seen xel dal na am nañu lépp lu ñu bëggoon. am nañu santé mentale am nañu lépp li ñu bëgg. waaye drogue dafa doon un mal-être. da ngay dem ba nga xamante ne yow sa bopp yaay sentir un mal-être. ngay wuti benn bien-être à travers la drogue. parce que est-ce que kon ça veut dire que drogue bi comme ni ñu koy waxee ne am mal-être di ko wuti drogue bi dafay procurer quelque part benn sensation de bien-être. waaw parce que daf lay évader loo ci benn monde virtuel. benn monde virtuel boo xam ne bu irréel. c'est un monde irréel. parce que monde la boo xamante ne boo ci duggee rapidement da ngay génnaat loolu moo tax nag boo ci génnee après da ngay bëgg a delluwaat ca monde boobu. parce que pour yow merveille la daal. waaw parce que c'est mooy li ma la wax rek c'est un monde imaginaire. c'est un monde irréel c'est virtuel. waaw donc voilà. imagination rek dinañ lay ci dellu si waat ak laaju El Hadj Touré yi mais Bamba Diop moom li mu doon wax mooy malade mental yi nga xam ne ñooy nekk ci biti ci ndorteelu émission bi yaa ngi ko doon junj. ne souvent dañuy tëdd ak ñoom tëddee leen ñu am ay doom ak yooyu moom li mu bëggoon xam mooy est-ce que am na ay enquête pour traquer ñiy def loolu ñi nga xam ne dañuy tëddee jigéen ñi warul te nekk ci mbedd mi ak tamit est-ce que ministère de la santé ou en tout cas xawma ñan la war a doon ñu ngi def dañuy jàppale jigéen yooyu nga xam ne dañoo tàggoog seen sago ñu gis ne dañoo ëmb te xam ne kat ëmb dafa laaj lu diis ci wàllu prise en charge ak suivi ñooñu ban programme le ministère wala reposam am ci ñoom les femmes nga malade mental yi nga xam ne. waaw xam nga fi mu ne nii moom mënuñoo jël malade mental bu nekk wala nit ku nekk ñi teg benn kii sa gannaaw. parce que nit ñi aussi fa ñuy defee ñaaw teef léeg-léeg kenn du ko fekkee waaye nag fu ñu leen gisee fu ñu leen jàppee dañ leen di traduire devant les juridictions te itamit malade mental yooyu nga xamante ne kat dañ leen di sàkku
nekk ay victimes de beaucoup de services vraiment te du loolu rek lañ leen di def yeneen i services dañ leen koy def loolu moo tax actuellement Reposam ak division de la santé mentale bëgg vraiment accélérer la cadence sur ce fait là parce que fi mu ne nii dañu bëgg recaser les malades mentaux errants les malades mentaux il faut que ñi di leen recaser il faut le retrait des malades mentaux errants ñoom ñëpp ñu jël leen teg leen ci bërëb boo xamante ne dañ leen di mën di saytu am seen médecins yi ñëw di leen saytu ci wàllu woowu parce que tamit wax naa ko sànq nit ñi bëgguñu seen nit ñi di leen bàyyi ci mbedd mi bëgguñu bu ñu sañoon seen i ñooñ duñu leen bàyyi ci mbedd mi mais comme ni ma ko doon waxee sànq rek dafa ci am ay maladies yu chroniques ba pare naqaree faj ba pare léeg-léeg paj mi yàgg médicaments yi cher les familles s'essoufflent financièrement dañuy sonn parce que da ngay jënd ay médicaments ba da ngay sonn bu yëngoo nga yóbbu après ñu ne la tane na nga jël andiwaat ci kër gi toog tuuti mu yënguwaat il faut des médicaments dafay doy waar moo tax ñuy laaj état bi ne lu leen jël ci maladie couverture maladie universelle ñu ay sites de recasement retrait des malades mentaux errants ñu mën leen a def ci ay sites yoo xamante ne Reposam actuellement propose que am na ay sites de recasement yoo xam ne mën nañ ko def dans toutes les régions du Sénégal pas ci benn région rek. parce que dans la vie nii ñu demee nii système de santé bi moo laaj actuellement système de santé bu Sénégal moo laaj accompagnement communautaire il faut que les acteurs communautaires jóg ñu former leen ñu xam exactement fan la ñuy teg seen tànk ñu mën a accompagner vraiment ce volet de maladie mentale. balaa ñuy gën a xóotal approche communautaire boobu Bamba Diop beneen inquiétude am mooy tey division santé mentale wala Reposam ban rapport la am ak Ansoumana donc pour ñu xamul Ansoumana moom mooy président association pour le soutien et la réinsertion des malades mentaux parce que nee na ñu bëri dañu ko jàppee koo xam ne dafa am problème mu xel mais moom nee na déglu na ko xam na ne c'est un gars pointu et que idées yi muy wax ce sont des idées yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel c'est vrai nee na son combat c'est surtout malades mentaux errants yi dañoo bëri te nee na tamit ñi nga xam ne dañoo am feebaru xel wala boo ko dof yi comme ni ñu leen di woowee fii même su fekkee dafa péjoratif seen place nekkul psychiatrie yow lan ngay tontu ci loolu seen rapport ak Ansoumana mais aussi position yi muy am ak combat yi nga xam ne moom la nekk di mener. moi bon ma nuyu Ansoumana man dama koy déglu nii à travers les émissions et tout ça c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup mais comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen gi c'est un acteur qui s'active mais moom association la yor te ñun réseau la ñu yor réseau des associations te tey jii kenn ku ci nekk am na loo xamante ne lu spécifique loo xamante ne yaa ngi koy yëngu réseau bi am na ñoo xamante ne actuellement ñi ngi Tamba ñi ngi def ay mbir yu énorme ci biir kii bi ñi nekk Mbour ñi nekk Rufisque ñi nekk Dakar gi ba ci association taxawu ndaw ñu wéradi yi nga xamante ne ils sont en train de faire des choses énormes ñun ñi di leen gis donc ñun ñëpp ay association la ñu bokk ci réseau bi nous l'appelons dañ koy invité woon nañ ko ci réseau bi dañ koy invité waat encore une fois parce que c'est l'union qui fait la force tey jii adduna bi yëpp coalition la ak réseau na ñëw ñu àndandoo ñu liggéey je salue vraiment ces idées pointues et tout ça mais na ñëw ñu àndandoo ñu liggéey dans le réseau pour vraiment la promotion de la santé mentale. suñu dernier auditeur balaa ñuy ubbiwaat antenne bi El Hadj Touré moom waxoon na ci mbirum responsabilité partagée ci mbirum drogue parents yi am nañ ci wàll waaye tamit état am na ci wàll sànq yaa ngi doon ne parents yi fi ñuy yóbbu seen doom foog ne fa la ñu gën a nekkee en sécurité parce que fa lañ leen di forger ñu jàng fa xam-xam mën a aspirer nekk kenn plus tard. foofu sax la ñu gën a exposé donc tey jii parent bi nga xam ne ay doomam ñu ngi dem lycée collège et tout ban seetlu la war a am lan moo ko war a alerter pour mu mën a xam parce que ku xamul kuy jëfandikoo drogue bés bu drogué ñëw toog sa kanam xëy na doo ko xam donc yéen ñi nga xam ne yéen a ngi fréquenter ñi def drogue di leen faj ak yooyu tey parent bi nan la war a identifier lan moo war a def tilt lan moo ko war a en tout cas alerter pour mu ne sama doom ji kat njort naa ne dafay laal ci mbir mi. Voilà loolu moom c'est une question vraiment pertinente
waaye gis nga fi mu ne nii il faut que parents yi commencer d'abord di tal seen njaboot parce que je pense que frénésie àdduna dafa dem ba nga xamante ne léeg-léeg di nga gis parent boo xamante ne bu toog dina toog ñaari fan du gisanteeg gone yi. day ñëw rek la tere ñu ne xale yi tëdd nañ mu daal ne eh bien c'est bien ça daal di yéeg tëdd. il faut ñu am temps bu dee sax benn dimanche de wala ngoon gi nii ñuy reyante pour mën a toogandoo reerandoo. parce que itamit gis nga lu bëree bëri suñu parents yi dañ ko doon xool ci ñun ci biir añ wala ci biir reer. te itamit gis nga il faut que ñi delloo si waat tooga jotaayu famille dafa am solo. gis nga des fois da nga daan gis sa papa bu daan paree wàcc sa yaay ni muy dawee di kii kërëb yooyu dafa doon am lu muy def ci nit ki da ngay dem ba day am autorité bi da ngay sentir ne autorité baa ngi ñëw. bu ñu toogee ci ñam bi lépp comportement yi rek moo daan yar ñu bëree bëri mais loolu dafa raflé actuellement. xam nga loolu dafay tax nit ki doo am champ d'expression dans la famille dafay dem di ko chercher ailleurs te bu ko chercher ailleurs mën na am mu mal tombé nit ku nekk da nga bëgg di exprimer wu. mais foofu naka ngay exprimer wu. gis nga tey déjà nga am ku la déglu. mais justement empathie bi sa papa dafa war a toog di la déglu léeg-léeg waaye yow alors yow ci loo ne lii maanaam an sa jot. cokkaas la sax. waaw cokkaas la waaye yow kaa ñu doxantu ji wala affaire yooyu il faut que ñu jot parents yi aussi di am jotu gone yi amatuñu ko nag loolu mooy. coow li explique que amatuñu ko. parce que dëkk bi moo xaw a doy waar nit ñi fi mu ne amatuñu jot. y a beaucoup de waaw soxla yi bëri na waaye nag nañu xam ne aussi famille yi dañu yàlla moo ñu ko dénk. te dafa bokk ci suñu yitte. ñuy bàyyi xel njaboot gi surtout ci moment yi nga xamante ne dafa doy kéemaan léegi nag boo gisee sa doom muy guddee tëdd mu commencé di guddee tëdd. bu ñëwee di màcc tàngal mant wala muy di am lu muy masqué wala chingom ak affaire yooyu bu nit ñi tëdd moom mi ngi génn dem moo fenn fii rek laa jëm commencé di bàyyi xel. xam nga commencé di changer comportement il perd l'appétit parce que le plus souvent bu demee ba nga xamante ne bëgg na tux moo koy gënal toog di lekk yooyu yëpp ay signes la yoo xamante ne mën nga ko ci bàyyi xel. bët yi di xonq mu commencé di tayal il dort beaucoup wala bu ñëwee bu nekkee ci kër gi il s'enferme ak yooyu nga xam ne daawu ko def maanaam bu commencé daal di changer comportement. war nga xam ne lii daawu ko def te léegi mi ngi tàmbali di ko def donc y a quelque chose ak i tamit de temps en temps nga ne ko kaa ñu dem ci kii bi di waxtaan ak moom sa doom da ngay waxtaan ak moom sa doom da ngay nekk xaritam di fexe ba du leen nëbbante dara. parce que mooy li ma waxoon sànq rek gone yi nga xamante ne ñoo nekkoon ñun ñi nga xamante ne ñoo nekkoon gone yi 1970 80 90 yooyu dootul gone yi 2020 yi de gone yooyu boo leen yónni waan foog nga wut ku leen gunge. tey jii gone yi ils font le tour du monde à travers internet li ñu xam sax ñun xamuñu ko. dañuy jënd te duñu bouger. fi ñu toog la ñuy toog ils visitent le monde entier. ku mel noonu nag boo ko amee te yàlla wërsëgal la nga doon kii am mais da ngay waxtaan ak moom da ngay fexe mu doon sa complice léegi-léegi sax ma ñëw ne la sama téléphone bi da xaw ma ci dara am jox ma pour rien que pour ñu mën di nekk di waxtaan léegi-léegi ma jékki-jékki sax ñëw sa nekk ñu toog waxtaan boo xamante ne nag du am tabu parce que l'islam ci boppam moo ko waxee noonu. diini ci boppam dafa bëgg loolu diini dafa bëgg ngay proche sa famille. boo proche sa famille doo leen mën a xam te loo xamul mënuloo ko maîtriser te ku maîtriser sa famille rëcc la. je pense que parents yi war nañ ci bàyyi xel dañuy ubbiwaat antenne bi 33 825 18 30 comme ni ñu ko dooree ca ndorteel li santé mentale ak drogue moom la ñuy waxtaanee ñu jël auditeur bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar sëñ bi. maa ngi lay fay bu baax a baax. tur bi wala fay wootee. waaw man maa ngi wootee depuis Kounoune. damay indi sama contribution rek parce que ci mbir mi laa bokk. dëgg la. waaw man maa ngi tudd Papis Diba. journaliste la nekk chargé de communication ROPOSAM le réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale. nekk aussi tam chargé de communication comité interministériel de lutte contre la drogue. waaw damay indi benn contribution parce que président lu mu wax am na solo trop. mais am na lenn loo xam ne ko tamit wax na ko foofu ci biir moom mooy maanaam affaire wu santé mentale birim la boo xam ne que tey suñuy classe feebar ci àdduna
adduna bi aussi tamit il faut que nit yi Sénégal xam ci feebar yi santé mentale moom moo jël deuxième à part les maladies cardiovasculaires ci adduna bi MS moom la classé deuxième mais surtout aussi tamit xam nga wax na lu am solo dama bëgg ngeen dellu surtout waat bu baax moom mooy maanaam dans les régions frontalières du Sénégal da ngay dem fekk fa comme Tambacounda yu bëri am na ay allo déggante bi mu ngi xaw a sooxe tuuti allo waaw xanaa mu jéem a déplacé wu li muy wax ni am na solo naam ci yenn bokk donc dañu koy may rek mu jéem a gën a defaraat taxawaayam comme ça déggante bi gën a neex sànq rek li nga doon expliquer ci parents yi il faut que nga dellu si waat parce que nu ñuy identifier nga doon wax koo xam ne xëy na louche na daal mais ki nga xam ne tux na ba taxaw rek ba fu mu ne nii gisatul dara kooku bu ñëwee ne jàkk en tout cas bëgg nañu xam nan lañu war a def ba xam ne noonu la waa ñu ngi lay déglu waaw comme nu ma ko waxee rek nee naa xam nga des fois da ngay gis dans les frontalières da nga fay fekk ay ñoo xam ne que de plusieurs nationalités comme au Sénégal loolu dañ koy war a nangu parce que soo ñëwee ba Tambacounda di nga fa fekk ñoo xam ne que ñu wérul ñoo xam ne que ñun sax am nañu benn avocat bu fa nekk boo xam ne que dafa ay dafa ay allo déggante bi neexul allo waaw xanaa mu jéem a déplacé wu wala mu woote waat bu fekkee am na beneen auditeur bu nekk ci ligne bi sinon rek ñu wéy ba tey ci nu ñuy identifier ba tey ki nga xam ne tux na ba mandi pas koo xam ne ñu ngi koy soupçonné te leerul mais ki nga xam ne daal nee nañ ma auditeur bi sotti na nañ ko jël ba pare Guèye après nga tontu asalaamaaleykum. maaleykum salaam ma ne damay terminer rek pour ne pas monopoliser l'antenne. waaw di wax ni que effectivement mbiru santé mentale c'est l'affaire de tous. dañu bëgg aussi sur le plan de communication ak nit yi comme rajo yi comme ni ñu koy wax comme émission yi ngay def nii. que sensibilisation ñu gën a màcc ñu gën ki dugal parce que mbir la boo xam ne que boo am solo fu ñu def ba classé mbirum maladie santé mentale ñu classé ko deuxième dans le monde OMS classé ko deuxième dans le monde à part les maladies cardiovasculaires donc doon na mbir boo xam ne que bu am importance donc j'incite les gens et surtout nos confrères sur le traitement de l'information allant de ce sens que ñu jéem a seet ñu jël bàyyi côté ñu jël côté nu mu tànk sensibilisation jël ko fësal loolu dina jëmale affaire bi kanam. jërëjëf ci contribution bi suñu naataango boobu Papis Diba di liggéey ak yéen nekk kunun donc ñu xoolaat ndax am na beneen auditeur bu nekk ci ligne bi 33 825 18 30 intervenir ci mbirum santé mentale ak drogue li tax nag ñu koy waxtaanee ma fàttali rek moo di ne samedi bi ñu génn rek moo nekkoon journée mondiale de la santé mentale mu doon loo xam ne du ñuy faral di am occasion trop Guèye di ci waxtaan donc dafay baax souvent ñu dellu si ci xam lan moo tax ñu bëri di ci dugg te kenn du xam lan moo leen ci yóbbu bu fekkente ne auditeur bi sottiwul ñu bàyyi la rek nga wëyaat ci ba tey parents yi ci seen seetlu bi ñuy am ku tux ba en tout cas yegg fenn rek bu ñëwee nan la ñu war a def ba xam ko ñu jël ko nag auditeur bi balaa ñu lay bàyyi bi yoon nag nañ la bàyyi nga wax asalaamaaleykum asalaamaaleykum. allo. waaw ñu ngi lay dégg. allo. waaw ñu ngi lay dégg sëñ bi. waaw Ansoumana Dione. waaw Ansoumana. allo. waaw ñu ngi lay dégg Ansoumana ñu ngi lay dégg. waaw léegi ñu bàyyi Ablaye Guèye mu tontu ba pare après nga jéem a jël Ansoumana très rapidement. waaw xanaa am na ci ñoo xamante ne mën nga ko mën nga leen a ni nga leen di mën a identifier. noonu la am na ci ñoo xamante ne nag xëj na. mu continuer après ñu jël ko mën na am ci biir kii. mën na am ci biir waxtaan nga leen di identifier ngay waxtaan ak ñoom ngay xool exactement naka ngay def pour dimbali leen parce que tey jii conséquences yi nga xamante ne moo nekk ci wàllum drogue am na noo koy waxee ni rek dana ci bëgg a génn parce que tey jii gis nga li nga xamante ne mooy ngóor amul benn góor bu ko bëgg a ñàkk te jigéen aussi am na ci loo xamante ne boo ko xamalee ci ni muy perturber wàllu njurukaayam amul tey jii kenn koo xam ne bëgg na
stérilité jàpp ko ba nga xamante ne day mettre en cause sa condition féminine. loolu moo tax sensibilisation bi baax loolu moo tax waxtaan bi baax parce que mbir ñu bari na ñoo xamante ne dañ ciy dugg waaye du ñu xam exactement lan la leen yóbbee. pour ñoom yaakaar nañ ne da ngay tux après fumier bi dem. après nga xëy nekk ci leneen alors que am na ay conséquences yu énormes yu muy def ci sa yaram ci sa bopp te dafay am jeexital ci fin bi parce que sànq wax naa la ne drogue am na ci yoo xamante ne par exemple c'est des stimulants du système nerveux central mi ngi mel ni oto bu war a dem 50 kilomètres à l'heure nga di ko dawloo 150 kilomètres à l'heure day xëy rek kule biyel xanaa xamoon ne loolu moo tax ñuy tere dopage ci milieu sportif bi. parce que conséquence bi mooy yàgg day am ay problèmes cardiovasculaires day am ay problèmes ci jeexital ci doomu aadama bi loolu moo tax ñu di ko tere donc moo tax sensibilisation bi baax. parce que day permettre nit ki des fois sax nit ki dina bañ a présenter ay symptômes yoo xam ne dina tax nga mun ko détecter. waaye boo waxtaanee di nga gis koo xamante ne comme ni ma la doon wax sànq rek man mooy waxtaan ni ak public damay wàcc toujours sama numéro téléphone mais je te dis que avant maa egg sama kër. sama téléphone day exploser. waaw comme du ñàkk tànk bu jeexee aussi di nga fi bàyyi numéro téléphone parce que dañ koy def saa su nekk ak suñu ay invité donc 33 825 18 30 bu fekkee am na yeneen auditeur ñu jël ci benn wala ñaar parce que waxtu wi léegi mu jeex sànq Ansoumana mu ngi doon dugg allo. wala Marie Rosalie. waaw kooku. maa ngi nuyu docteur. allo. waaw ma ne kooku tur bi. Balla Beye numéro 1. ñu ngi lay ziar. Balla Beye numéro 1. maa ngi nuyu docteur. ñu ngi lay fay. li mu wax ni lu am solo la. parce que drogue ñi def ravage ci dëkk bi. te xam nga Marie. sànq wax na ko ñu bari ñu koy topp par curiosité. dañ kumpa. c'est vrai ñaareel bi encore am na ñoo xam dañuy imiter ay idole gis nga Bob Marley bi mu commencé di ku yëngal ay musique am. ci lañu bari commencé tux yamba parce que Bob Marley dafa nekk leader boo xam ni spécial la ci biir reggae comprendre nga. dëgg la. troisièmement encore am nañu koy topp par angoisse. pour calmer seen affaire. quatrièmement encore am na ñoo xam ne ñu ko topp par déception comprendre nga. léegi nag ñoom dañuy dem ba nekk ay victimes. dañuy dem ba nekk ay victimes yoo xam ne dañuy vivre dans un monde d'illusion et d'hallucination, de défiance physique et psychique. Mais il faut vivre la vie, mais non pas inventer une vie. Drogue baaxul. da yàq lu bari. Mais docteur. Allô. Oui, allô. yaa yore Reprosam. waaw Reprosam waaw réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale. Docteur tey bi wax léegi sànq. waaw. je pense que bi ñuy créé ces théâtres. moo fa nekkoon ak Idrissa Ba. waaw dëgg la. ak Marie Yvonne. dëgg la wax nga dëgg. am déet. wax nga dëgg wax nga dëgg. centre cicatrice la n'est-ce pas. addiction ak sevrage la ñuy def. dëgg la yow xam nga. waaw mais victime yi fa nekk. mais ñooñu c'est pas des malades mentaux. te ñu leen di jox méthadone. te méthadone opiacé la n'est-ce pas. dëgg la. te opiacé xam nga lu garaaw la ci yaram. boppee baaxul. dëgg la. nangoo loolu. nangu naa waaw. parce que man ñu wax yow. dama teel a génn docteur. dëgg la. en 1982 85 86 maa ngi en Europe en Espagne en France en Allemagne. xam naa addiction ni ñu koy defee. mais ñoom méthode bi ñu ko joxee foofu. dañ ko war a joxe par palier de 50 40 30 jëm 20 ba ci finition n'est-ce pas. dëgg la. du noonu ñu ko war a joxee. mais am na victime yi fa nekk yoo xam ne ñu ci bari xam lu ñu leen di jox. palier de 100 à 120 millilitres. pendant 3 ans mais loolu bu ko bëggee emmagasiner sa yaram. mais ça sera toxique. nangoo wala nanguloo. waaw maa ngi lay déglu. voilà mais loolu bu yàggee sa yaram ku ñu pendant 3 ans nga jëlee palier de 100 millilitres d'opiacé. mais kooku da ngay mujj nekk épave. da ngay nekk un cadavre ambulant yoo ci mbedd mi. dem naa ba ci biir sama xalaat ne est-ce que ñooñu c'est pas des cobayes yu ñu leen def. yaa ngi suivre. maa ngi lay dégg bu baax a baax waaw léegi nag léegi loolu laa bëgg nga tontu ma ci nag parce que ñun dañuy dox ndaw xam nga ndaw boo ko doxee da nga xam lu bari. c'est important da nga xam jamono. dëgg la kay. je ne sais pas mais maintenant la page est tournée n'est-ce pas. waaw.
maintenant ma préoccupation est de devenir un modèle talibé. dëgg la. waaw loolu adduna noonu ndaw doon koy dox mais boo ko doxee nga xam lu bari. léegi nag da ngay contribuer nag ak comment dirais-je Marie Rosalie. moo tax ma téléphoné xaar ne ma jox sama contribution par encore demandé la psychiatre boobu. parce que addiction ak sophra bu ñu koy def ci méthadone. dañu war a pallier di ko wàcc ba mu ndaw ñu jox la ay somnifs ay comment dirais-je ay anti-inflammatoire nga ñibbi. mais ñu jox par palier de 100 à 110 pendant 3 ans ku ci dox da nga naan màgget la ku ci dox dafa fën a xa. yow génn nga ci fi mu ne nii. déggoo li ma la wax. dama xam ni mu demee. dëgg la xam naa loolu. waaw léegi nag yow bu ñu ko demee ba carrément bay tagg waa psychiatre nag. te il faut am man ma xam ko. moo tax ma demandé la question bi. parce que ñoom encore dañuy enrichir parce que encore ONG no gouvernementaux ñu ngi leen di jàppale. mais gis nga fa nekk gisuñ ci dara. d'accord dinaa tontu léegi ci sa kii bi incha allah. waaw ñu koy jaajëfal ci contribution bi ak inquiétude yi mu am. ñu xam naa nag fi la ñu yemalee auditeurs yi parce que waxtu bi léegi mu jeex may fàttali auditeur mi woote rek sànq que suñu invité du docteur. dafa nekk ci coordonnateur u Reposam comme ni nga ko waxee réseau bi nga xam ne daal ñu ngi yëngu ci wàllu promotion santé mentale. te defe naa ne lépp lu mu wax ci wàllu CEPIAT aussi donte nekkuloo CEPIAT xëy na. bu fekkee bëgg na ay leeral yu bari yu demee ci loolu bu émission bi jeexee bu wootee dinañ ko jox numéro CEPIAT. du ñàkk nag xëy na yow nga am élément de réponse yi nga ciy wax. parce que docteur Idrissa Ba ñëw na fi wax ci wàllu addictologie. wax aussi ci waa CEPIAT lu ñuy liggéey ak yooyu yëpp. donc defe naa du mënuñu tontu à la place du CEPIAT mais yow di nga ci joxe sa xalaat yow bi nga xam ne yaa ngi liggéey ak ñoom dañuy jël auditeur bi mujj ba pare asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam kooku la Rosalie. waaw Rosalie maa ngi ziar. allo. waaw maa ngi lay dégg man la Rosalie. waaw maa ngi lay nuyu yow Rosalie man la Boy Diaw. allo. waaw ñu ngi lay dégg Boy Diaw. waaw dafa mel dafa amul retour. maa ngi lay dégg da ngay wàññi sa rajo tuuti bu fekkente ne da ngay dégg rajo da nga koy wàññi carrément. tu penses que rajo bi dafay wax. non bu fekkee dafa am retour ça veut dire que peut-être da nga taal rajo à côté. wala nga bañ a déglu sa bopp nga déglu ma. non du tout. waaw kon c'est bon ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu sa invité bi. ñu ngi lay fay. di rafetlu seen thème bi ngeen waxtaan mooy ci problème mu santé mentale bi. jërëjëf. waaye daal su ma sañoon sa invité boobu coordonnateur xaw ma lan la war a doon. taxawaay bi mu am tey ba nga invité ko su mënoon gën a jàppale les malades mentaux dama ko ci sant bu gërëm. ndax am na keneen ku génn aussi ku ci koo xamoon wax na ci lu mu xam. ndax gis naa ne li manqué tey ci santé mentale maanaam les malades mentaux ku leen taxawuloon amul. ndax asubaan moom bëggoon a wax léegi te jotul a dugg gis ab association pendant 17 ans 18 ans taxaw ne da ngay xeexal ay nit ñoo xamante ni yàlla dafa def ñu am feebaru xel am mbooloo mu toll noonu boo leen di jiite day fekk nga tane leen seen xel. da nga leen di tane. waaye yow su fekkee bii nga nekk Marie Rosalie invité nañ ko fi asubaan dafa gedd. wala mu xuloo fa. su fekkente ne fa nga wax jumtukaay yan la jox pour nga jox la possibilité pour nga xeexal malades mentaux yi foo dem xuloo fa foo dem gedd wala nga jàppante loolu gouvernement bi du la respecté. seen problème kenn du am ko ko saafara. kon encore une fois su fekkente ne moo association boobu mu jiite am mbooloo moo ko fal il est temps que mbooloo mi defaat benn réunion mu jëlee ko fa seet keneen ku leen jiite. parce que mënoo jiite benn structure bu mel ne pendant 17 ans 18 ans. di xeex li ngay xeex dara du ci avancé dara du ci jëm kanam. ba pare nga bëgg a continuer di persévérer ci affaire yi il est temps que mu xoolaat boppam moom. ndax problème malades mentaux yi am na nag problème mu infrastructure sanitaire. am na ku leen ko war a xeexal. amuñu kenn ku leen ko mën a fay xeexal problème boobu dafa am des fois ay problème bu médicament. amuñu ku leen ko xeexal. des fois même est-ce que le nombre de psychiatres au Sénégal c'est un nombre insuffisant. tey amoon nañ ñoo xamante ni yow coordonnateur moomu toog foofu mu invité bi li ngeen di xeex na bokk ci tey. ñu am psychiatre suffisamment pour répondre aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. parce que seetlu naa ñi ciy wax ñëpp la plupart c'est les universitaires. pour le nombre de psychiatres au Sénégal c'est un nombre minimum insuffisant. te loolu su fekkante ne am na par rapport ak malades mentaux yi am du am ku leen xeexal ku leen xulool. donc loolu dafa il est temps que tey politique de la santé mentale. état bi jël ko intégratif au niveau du ministère de la santé. ba ñu am taxawaay bu war a leer. parents yi aussi am nañ ci part de responsabilité. nit su fekkee da nga ko yor
mu dem ba ci biir commencé am feebar bi am ay comportement yoo xamante ni comme ni ko coordinateur waxee il est temps nga teel ci jóg doo bàyyi dem a dem di ko nëppal ba affaire bi ëpp la doole mu commencé di la sànni si kër gi wala mu commencé di la sànni ay xeer wala commencé di la dem ba ëpp la loxo nga soog a génn di attaqué gouvernement là aussi service bi ça relève de l'irresponsabilité de la famille. Il est temps que boo yoree nit ba gis mu commencé am ay comportement yu nekk ci moom yoo xamul bokkul ci moom da nga ciy teel a jóg bala muy dem affaire bi dina ëpp ay loxo. loolu daal laa waxoon ne laa ci indi comme sama contribution di rafetlu émission bi. di leen nuyu di jaajëfal si di Baye Omar nuyoo. jërëjëf ñun nag ñu ngi xaw a jéggalu ndax en ce moment bu ñuy wax santé mentale mënuñu wax santé mentale Sénégal te mënuñu ko tudd xëy na jéem na dugg mu metti émission bi 4 minutes a ci des na jéem a tenter rek xëy na dina dugg ndax su ko defee mu mën a moom it joxe contribution am ci kii mujj génn nii li mu wax nii psychiatre yi bëri wuñu torop Sénégal ak li ñu fi lim lool ci ñi nga xam ne mooy problème maladie mentale mais tamit aussi ci mbirum drogue bi parce que ñoom dañu am wàll ci wàllu prise en charge bi est-ce que yéen a ngi jël volet boobu yéen a ngi def plaidoyer pour ñu may étudiants en médecine yi bourse pour ñu leen di motiver pour ñu dugg ci wàllu psychiatrie surtout pour mën a décentraliser prise en charge psychiatrique un peu partout aussi ci Sénégal. ñu ngi commencé di def ay di affecté ay psychiatres à Louga à Ziguinchor à Mbour à Thiès un peu partout. ñu ngi commencé politique boobu yaakaar naa ne avec la division de la santé mentale am na ci ay jéego yoo xam ne ñu ngi ko ciy def mais dafa doyul loolu moo taxoon sànq ma ne le ministre de la santé na jéem a doter la division de la santé mentale. beaucoup plus de moyens pour ñu mën a vraiment mettre en œuvre suñu politique te itamit ñu def ay sites de recasement yoo xam ne dinañ mën a dugal les malades mentaux dina mën a effectiviser le retrait des malades mentaux errants parce que il faut ñu am fu ñu leen def parce que itamit wëraalu bi dafa metti te itamit comme Papis Djiba loolu mu doon wax noonu c'est très important parce que da ngay gis par exemple à Jim Coré dañ fa am structure boo xamante ne psychiatrique la yàgg na fa lool mais actuellement nii boo fa demee dara amu fa les malades mentaux sont laissés à eux-mêmes te loolu aussi il faut que l'État aussi essaye de pallier à tout ça. yooyu dafa am solo te loolu ñun loolu mooy suñu xeex mooy que malades mentaux yi dootuñu wër mais qu'il y ait plus de psychiatres comme sànq ni ma ko waxee rek ni mu amee ay gynécologues. ni nga xamante ne noonu la war a amee ay gynécologue partout am ay dentiste partout noonu la war a amee ay psychiatre ak ay addictologue partout. bu ko defee loolee saa yu amee ñu xam fan lañ koy jubal mën a taxaw. waaw waxtu wi nag dab nañu mais dama lay may rek nga tontu Balla Beye numéro 1 ci inquiétude yu mu soulevé woon ci traitement bi nga xam ne moom la ñuy joxe ak méthadone bi ci fële nga xam ne moo di CIPIAT bu fekkee am nga ci élément de réponse. waaw mais Balla moom maa ngi koy nuyu bu baax moom vraiment aussi modèle la parce que moom nekkoon na ci te mi ngi wax ne génn na ci. donc nekkoon na ci génn na ci tey moo lay wan ne traitement boobu am na côté bu positif. parce que am na man xam naa ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi CIPIAT te génn nañ ci donc loolu muy wax noonu xëj na moom lay gis-gisam la daal mais man am na benn côté positif boo xamante ne maa ngi ko ciy gis parce que sànq nee naa leen gisoon naa ñoo xamante ne ba ñuy ñëw. vraiment doy na waar waaye tey jii wax dëgg yàlla ñu ngi gis seen bopp ba am seen soxna di dem ak dikk di commencer di liggéey xam nga programme bu nekk gis nga loolu muy wax noonu méthadone même garab yi ñuy naan. dafa am benn côté pharmacone ak côté toxicone garab boo gis ci àdduna mi ngi mel ni ma jox la exemple bu concret tey jii aspirine day faj bopp buy metti danaan faj bopp buy metti waaye boo ci naanee dose bu bari dalay rey loolu rek la léegi moom loolu muy wax noonu xëj na moom moo ko gis mais man gisuma ko te dañ ci gën a bàyyi xel xëj na docteur Idrissa Ba aussi mi ngi koy dégg waa CIPIAT ñi ngi koy dégg mais je pense que comme ni ma ko waxee sànq rek CIPIAT bi ñu ko defee au Sénégal Côte d'Ivoire dafa impressé wu def ci ñaar yoo xamante ne may remercier vraiment auditeurs yëpp di remercier ñi nga xamante ne ñi ngi ñuy déglu yëpp. te tamit di ñaax Sénégal ne. le réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale. amagul 1 an waaye am na ay ay représentants partout sur l'étendue du territoire national. amoon nañu kii
amoon nañu mébétu def tournée nationale mais à partir de novembre incha allah dinañ commencer def renforcement de capacité des acteurs un peu partout te itam ñuy ñaax autorités yi ñu gën a jàppale division de la santé mentale bi nga xamante ne moom la docteur Tine jiite pour ñu mën a gën a taxawu les associations. waaw donc comme émission bi jeex na ñu ngi mettitlu nag le fait que Ansoumana dugga mujjul sotti donc dañu koy jaajëfal xëy na dinañ ko may beneen tribune boo xam ne moom it dina mën a joxe xalaatam ndax amoon na fi place wax dëgg fa yàlla donc li ma bëgg a xam rek moo di est-ce que auditeurs yi tey jii ñi nga xam ne am nañu mbokk boo xam ne mu ngi dugg ci drogue ñu bëgg ko ci génne wala koo xam ne mu ngi ci tey te bëgg ci génn ndax buñ la woowee mën nga leen orienter yombal la leen affaire bi. mën nañoo fexe ba wax dëgg yàlla ñi am ji parce que fi mu ne nii unité addictologie ñu ngi commencé di bari Sénégal. bu yàggul rek ubbi nañ benn boo xamante ne hôpital psychiatrique ba nekk te docteur Maimouna Dieye yor ko. mu doon loo xamante ne lu am solo la parce que y a des avancées quand même il faut le dire peut-être que moyens yi ñoo bariwut waaye nag politique bi ñu ngi ci def ñiy woo aussi toutes les associations ñi ñëw ci Reposam. parce que Reposam aussi dafa bëgg a fédérer association yi li nga xamante ne moom la ñuy liggéey mais ñi xam ne ay nit la ñuy liggéeyal ñi mën a xam naka la ñuy liggéey ak ay nit te tamit formation dafa baax ci lépp looy def ci àdduna ñiy woo Ansoumana mu ñëw biir Reposam parce que on a besoin de son expérience na ñëw ci biir réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale àddina bi ñu nekk dajaloo c'est l'union qui fait la force te boo xoolee Reposam am na ay association yoo xamante ne ñi ngi def ay mbir yu doy kéemaan te moom bés bu ñëwee dina gis ne gars yi ñi ngi liggéey na ñëw ànd ak ñun ñi àndandoo liggéey encore une fois di nuyu waa division de la santé mentale à la personne de docteur Tine di nuyu aussi membre Reposam yëpp di nuyu waa auditeurs Sud FM yëpp di leen jaajëfal yéen ñi di ñaan yàlla nañu yàlla dimbali ba li nga xamante ne dañu koy mébét yal nañu ci yàlla jàppale ba ñu mën ko àggale ak jàmm. jërë ngeen jëf. jërëjëf nag kon nag ma leen di ñaanal guddi jàmm di jaajëfal Alassane Wade mi féete woon ci machine ki jaa ngeen jëf.